nuyu imam suñu mag imam Mouhamadou Faye nuyu également kilifa yi fi nekk mooy suñu kilifa nekk mag fii ci biir Mbirjam delluwaat également nekk magu yookaam yi mooy suñu nijaay Moussa Ciss Moussa Thimban buñ ko nuyoo mel na ni mag ñi nekk ci biir Mbirjam yépp nuyu nañ leen di nuyu également jigéen yi góor ñi di beral nuyoo jigéen yi parce que lu sotti ñoom la te seetlu nañu ne ñoo man ci côté yépp même dépense yi ci kër yi sax léegi jigéen ñi ñoom ñoo koy joxe kon fu ñu toog gis nañu ne lu mu metti metti yéen da ngeen di ñëw ñun góor ñi dañuy toog ci kër yi di commenter rek kon jërë ngeen jëf yal na leen yàlla jàppale di nuyu monsieur le maire directeur général COSEC coordonnateur coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ne tey jii wax naa ko fu ne moom la fi yàlla teg te damay wax ne boo bëggee noppaliku ci àdduna da ngay nangu dogalu suñu borom danga koy nangu nga feexal say mbokk feexal ñépp man loolu laa gëm gëwuma leneen te ku xam Cheikh Tidiane Diouf bi ma nekkee xale ci biir tooglu ba léegi xam ngeen ne Cheikh kenn xamu ko lu ñàkk fayda seede nañ ma sama jeunesse yépp tooglu laa ko defee nekk fi président ASC tooglu plus de 10 ans nekk secrétaire général ASC tooglu plus de 5 ans ba yëkk ASC bi teg ko ci loxo Mor Diouf man maa ko teg ci loxom kon tooglu duma ci gan sama àdduna yépp tooglu laa ko jox parce que ñoom tamit ñoo ma jox lépp mooy mag ñooñu ma doon lim te mag ñooñu liñ doon liggéey c'était pour bu ëllëgee ñu am relève te am nañ ko ndax bu muy metti man mii ak Issa ñoo doon ànd di dem di politique yi di dox guddi ak bëccëg amul heure bu ñu doxul diggante tooglu ak kàndam ak benteñe monsieur le maire jërëjëf bi la yàlla joxe mairie bi man dama ko nangu parce que man démocrate laa dama ko nangu parce que xam naa ne li ma doon wut moom nga doon wut mais même ñi ma doon àndal ci sama coalition dam leen daan wax ne ki war a jël mairie Diass yàlla signé na décret bi le 23 la koy affiché loolu laa musa wax ci samay discours parce que loolu laa gëm tey yàlla yoo la fi teg ñu nangu ko nag tey boo demee ci biir Sénégal am na maire yu bari yoo xam ne dañ doon jongante ñu gagné leen mais li ma def nii ak le maire Mamadou Ndione amul parce que ñun am nañu suñu collectif des maires sortants ñu tuddee ko élan man xaaruma monsieur le maire woo ma pour ma ñëw ci Benno Bokk Yaakaar Issa mi xaarul pour monsieur le maire woo ko mu ñëw ci Benno Bokk Yaakaar dañoo xam ne foofu mooy suñu famille nekk dans des partis politiques respectifs ñun ne Benno Bokk Yaakaar parti socialiste actionnaire la ci AFP actionnaire la ci kon nag ak ku mënta doon ñun dañuy taxaw jàppale ko ci biir jàppale Saafeen parce que loolu mooy suñu intérêt du fal du leneen mooy da wot ɗon ngan samke ay ino sax wali ba ñak ɗo raati ino fiyan adge ino bi tam fi noce
mais pourquoi Kursaafi an ɓo han genen nooko guddi ak becek Cheikh Dioufaydi Kade Mamadou Ndione Haydi Kade Issa Dioufaydi Kade pokkida diw a heɗi so adge diw a heɗi so adge te nit yàlla moo lay fal ndax ñi jàng alxuraan xam nañ ko ñoo wax ne yàlla moo moom pouvoir am ku mu neex mu jox ko te bu koy nangu également daf koy rocci waxu ne daf koy jële dañ ne daf koy rocci kon loolu boo gamee ne yàlla mooy joxe bu yàlla joxe nit nangul man loolu laa gam gawuma leneen ñamay àndal ci politique loolu laa leen di wax dama leen ne nit da ngay am discipline de parti mooy sa parti lu mu la sant nga def ko lu mu la tere nga ba ko parce que tey élection ñu nem c'est des élections nationales ñi nga xam ne dañoo dem ci yeneen parti dañoo bëgg seen parti yi uppal majorité à l'Assemblée nationale naka laay mën a nekkee un militant du parti socialiste nekk un responsable du parti socialiste constituer sa liste pour des élections nga xam ne tey ñun ñoo jox Macky Sall mandat pour que mu diriger Sénégal ci élection présidentielle yi passé président commencé mandat ba mandat bi mu war cee dese 18 mois élection législative dugg ci biir mu ñu ñaan majorité ñu ne duñ ko may c'est dire que ne 18 mois yi des mooy Sénégal du dem du dikk te Sénégal bu demulee dikkulee ñun ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci monde rural bi ñun ñoo ko jëkk a yéeg parce que lii tax ñale di xaccu ne nañu am majorité c'est pour bloquer le président de la République boo bloqué ki nga xam ne kii moom la ñu jiite ñan lay doxale benn waay keroog jox naa ko misaal mu ne ma comprendre ma lan mooy majorité bi te ka ma ko doon laaj de c'est un conseil municipal ma ne ko dafa mel ni mairie boo xam ne maire ba amul majorité lu mu andi rek conseil rejeté ko est-ce que maire boobu dina liggéey mu ne ma du liggéey ma ne ko nag législature bi noonu la mel Macky bu amul majorité kon du mën a liggéey mu ne ma non saa waay affaire yi comprendre hee daa parce que gars yi dañu naan non bu ñu defee nii su ko defee Macky Sall ñu mën ko fi jóge am na discours bi ñuy véhiculer ñu ne ku votel Macky Sall non ku votel Benno Bokk Yaakaar wotel nga góor jigéen loolu ku koy wax war nga tuub ñun ay jullit lañu ña koy wax ganu ñu nekk jullit nañu waxante dëgg bëgg a falu bu mu tax ngay wax loo xam ne gëmuloo ko ñun ñi ñëpp kenn gënuñu sonn ci diine bi ñun ñi ñëpp kenn gënuñu sonn ci tarixa yi kon jàpp naa ne ñun mënuñ nekk ay jullit nit taxaw ngay wax ne ñiy bokk Benno Bokk Yaakaar ay góor jigéen te ñi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar yéen a leen gën a xam ñun ñi nekk fii kan moo ñu xamul kan moo ñu xam ci yëfu caaxaan kenn xamuñu ci kon yooyu ay discours la yoo xam ne ay yàq la kon nag nañu gën a góorgóorlu jàppale suñu bopp te yàlla tax man bu ma àndeek Issa waru leen jaaxal bu ma àndeek monsieur le maire waru leen jaaxal bu ma àndeek Ousmane Diop waru leen jaaxal parce que li tax formation politique yi nga xam ne ñoo nekk Kursaafi te ñu na parce que il faut que ngeen ràññee parti politique ak mouvement ñun dañoo nekk ci parti politique légalement constitué te parti politique yooyu ñoom ñoo moom Benno Bokk Yaakaar bi kon nag ni ma amee kilifa Issa noonu la amee kilifa monsieur le maire noonu la amee kilifa moo tax ñu ànd
daan ngeen ko wax seen ànd mooy suñu jàmm waa seen ànd mooy suñu jàmm yàlla def ñu génne élection locale ñu ànd ngeen ne waru leen ànd finalement doo xam lan nga war a def doo comprendre dañ ma daan wax ne non yaak Issa waru leen réeroo yaak Njoon waru leen réeroo ñu génne élection locale ku nekk a fàtte boppam ñu taxawat encore ñu neen waru leen ànd mais doo comprendre nit ñi nañu xoolaat suñu bopp monsieur le maire jërëjëf Issa jërëjëf ku am engagement nga ci parti bi nga nekkee mooy AFP yaa ngi ci liggéey li nga man au niveau départemental comme au niveau national xam nga ma xam naa la parce que li ñu bokk bëri na on a partagé beaucoup de choses mais souvent nag nit ñi duñu bàyyi nit ñi ak seen sago loolu mooy suñu cat mooy li ñuy wax ne ini jaxase mbo ci ay mbo ci maanaam nekk benn moom la nit ñi buggul kon yàlla nañu yàlla soril seytaane kon bu fekkee ne yàlla moo ñuy jàppale dañ ko war a sant suñu borom mon frère Ousmane Diogou jërëjëf vous avez pris votre courage politique pour wax ne fale laa nekkoon demb mais pour intérêt général man tey maa ngi ci benn bokk yaakaar te loo ci man yaa ngi koy def yal na la yàlla jàppale madame le maire jërëjëf yal na la yàlla taxawu bu ma waxee madame le maire rek sama xel dina dem ci Ndey Diop nga xam ni yu mel ni bu daan am daan na ci taxawaay bu am solo man mii di wax ak yéen sama taaw biñ koy ngénte am na sama kër ñetti fan Dakar parce que ku mënoon dox mbokk la ku sawaroon la moo tax bi ma toogee fii sànq sama xel ci moom la jëkk a dem yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana madame le maire madame Cissé Ndoye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw Issa nee naa leen coupé nañu film bi foofu laa koy bàyyi sa waa ji xam na Cheikh Assane waaye nag guddee ba aussi jur na dara parce que Cissé Ndoye Issa jële na benteñe ñëw guddewul benteñe gudde neen de politique am na résultat Issa boobu ñun ak ñoom Caba ñoo nekkoon jeunesse socialiste ñuy dox rek en Caba ñuy dox ba Ngéeñeen fu ne def nañ ko ndekee ci dox bi yëpp sa waa ji nag boo man maa ne ko responsable jeunesse socialiste ndekee bu ma taxawee di wax mook ñoom Kéba ñu ngi xool parce que Kéba aussi fa la jëlee doomu Oumy Diop monsieur le maire bu ma daan nekk ci làggam ndekkee sama gars yi ñu ngi koy réglé ci code yi mais quand même defuñu fa lu ñaaw dañ ko def ci farata ak sunu yonent bi donc maa ngi nuyu ñëpp tey dañ doon nemmeeku rek defuñu meeting dañu def campagne de proximité pour won nit ñi ne li ngeen duñ doon ñaan mooy ngeen nekk benn moom monsieur le maire Mamadou Dione jiitu topp ci man Issa topp ci docteur Salif Ciss topp ci ñoom Assane Sène topp ci ñu wër saafeen xam ne li ngeen ñu doon ñaan de ñu ngi nii nekk nañu benn loolu mooy objectifu tournée bi mais du leneen parce que ñun on n'a pas besoin di leen campagne ndax marron beige bi xamee ngeen ko boppu fas bi loolu kay depuis 2012 ba léegi yéen a ngi koy voté du bees du lu gan ci yéen kon puisque da ngeen ñu ne woon nekk leen benn yàlla def na loolu am na kon nañu gën a concrétiser loolu moo ñu may leneen ak leneen ak leneen nekk benn ñu am diviser on perd tey monsieur le maire Mamadou Dione il est DG bokkuñu parti waaye lu ma ko yéene la mais bu ma sañoon bu ëllëgee kuy sonn ci politique da ngay sonn pour am dara
bu ma sañoon mu jóge fii dem feneen Issa jóge fii dem feneen Ousmane Ndiogou noonu et cetera mais loolu pour ñu mën ko am il faut que ñu gagner largement parce que dafay metti nga ànd ak say naataango nga toog gars yi teg résultat yi ñii naan am naa 80 ñii naan am naa 70 ba pare yow bu ñu yéegee ci yow doo ñemee waxee pourcentage bi nga am ñun on veut gagner mais avec une majorité boo xam ne bii fu ñu taxaw ñu xam ne président lañ ko waxoon c'est un engagement qu'on avait pris te jox nañ ko résultat bi su ko defee loolu dina tax ci biir AFP bi Issa nekkee loolu mooy tax Moustapha Niasse gan ko jox cër loolu mooy tax Aminata Mbengue Ndiaye gan maa jox cër loolu mooy tax également Mamadou Ndione le maire le président Macky Sall gan ko jox cër parce que boo gàññewulee nooy waxe et kon nag puisque loolu mooy suñu chance te Macky am na fi bilan bu ñu waxee ne Macky lan la fi def Macky am na fi bilan de monsieur le maire Mamadou Ndione ñi ñaata doomu aadama la dimbali ci Koursaafi ñi ngeen xam ak ñi ngeen xamul loolu du bilan Issa Diouf mi toog yéen a ko waxal seen bopp ñaata nit la taxawu fii ci biir mbir jam ci biir tooglu ak feneen loolu du bilan bi bu leen ko xool fale na ngeen ko xoole ci ngi ngeen nekk ñii ñoo leen fi nekkal Ousmane Ndiogou ci CMI bu muy liggéey ñaata nit la ci jël madame le maire ñaata nit Cheikh Assane ñaata nit ñoo ñëw sa entreprise ñu war a fay 100 francs ñu naan la fukki dërëm laa jël nga ne ko graal may naa la fukk bi loolu du bilan xam nga lan mooy bilan ñun boo gisee ñu ñeme taxaw ci yéen mooy ñun dañ fee def loo xam ne li kenn mënu ko weddi on a beaucoup fait dans le Safène xanaa bañ ko gis tey fii ñu toog ci Toglu le forage de Toglu nga xam ne ndem si yàlla Alsamba bu mu koy andi c'était dans le cadre du PNDL ñu liggéey ko ci PNDL bi mais mënul woon a yéggi mais le président Macky Sall dans le cadre du PIDC daf ko introduire ci programme yi nga xam ne mooy le programme Chine Sénégal sur les 1000 forages mu def ko priorité accéléré ko ba château d'eau bi taxaw ñu def adduction bi tey ñu ngi ci branchements sociaux yi ku nekk fa nga waroon a fayee 110 000 francs ñu defal leen ko 5 000 francs dans le cadre du PAMUR la SDE avec la Sen'Eau branchements sociaux yi taxaw te nga xam ne nit loo mënta am te amoo ndox da ngay sonn mais ça c'est pas un bilan robinet yaa ngi ni dugg ci kër yi te am na dëkk yoo xam ni dans le cadre du PIDC si les 1000 forages là bu Toglu bi dañ ko defoon priorité te dañoo dabe ñu dugal ko ci biir mais waru ci woon a bokk lu ma xam la parce que j'étais le premier adjoint au maire Alsamba di ma yebal may dem di ñëw kon tey bu ñu waxee ne lan la fi Macky Sall def ci biir Toglu loolu ndox mi exemple la waa mbir jam duñ ma wax ne ndox dugg fi de te waa Kodang duñ ma ko wax waa Kandam Benteñe duñ ma ko wax parce que amoon na jamono jigéen yépp dañ daan takk saretu mbaam fu nekk duñu war ndox man dama abonné woon ci benn saret mais au moins mbir maa ngi wàññeeku ça c'est le programme de Macky Sall c'est dans le cadre du PIDC
te yooyu am ngeen sens la ma ca mënoon akas néew monsieur le maire yàlla na ko yàlla alsamba mënoon ko akas néew mais Ndione est là jàpp nañ ne buñ ci defoon benn bu ñëwee dina ci def 10 parce que jàpp naa ne président du ko seetaan te mu ngi ci te xam naa ne président dina du ko seetaan kon boo demee ba am sens am ñu jege noonu nga ne naa leen fa bàyyi mooy Cheikh Diouf dégagel Isaac dégagel nañu reprendre yépp à zéro alors que mag ñi dañoo tabax ba tey bu tawee kenn du tawte ñu ne nañu raser terrasse bi defaat beneen fondation nañu xoolaat suñu bopp nañu xoolaat suñu bopp gën a góorgóorlu jàppale Macky Sall def na fi loo xam ne li alhamdulillahi rabbil alamin kenn du ko naatable ci Sénégal sur le plan national international respect bi nga xam ne jox nañ ko mu nekk sens ci ñun lu jafe ci àdduna bi Macky Sall bu solee dalam bu demee yàlla sutural ko ñu nangul ko loolu sant yàlla la kon nag waxaguma nag ci kanam laay waxi bu ñu demee le 24 bu neexee yàlla am nañu rassemblement bu mag fale ca terrain Ngonda bu boobaa dinañu wax ak askan bi parce que nag ñeme nañu askan bi parce que dañ fee def loo xam ne lii dëkk ci biir tooglu màggee fi di fi def teraanga di fi yeewoo comme ñépp ci sutura amul benn kër boo xam ne mu ngi fi biir tooglu tey ñemewuma fa dugg wala isaax mi ñemewu fa dugg amul parce que defuñu ko fi kon loolu sens la ci tooglu kon nañu gën a góorgóorlu gën a jàppale suñu bopp fàtte ñépp man de Ndione mi Kéba wax na ko nee na lebal na ma loo xam ne fayaguma ko bi may nekk maire xëy na bugg ko sax parce que nit ñi buggul xam mais bi may nekk maire boobu mag Mamadou Ndione mi ñu bëri foog nañ mënuñu toog man maa taal sama oto dem ba COSEC fekk ko dans son bureau ma ne ko monsieur le maire am nga ay conseils municipaux te conseil ñoo may fal dama bëgg nga jox ma say conseil ma falu ba ma ko waxee daf ma ko accordé sur le sens conseil mi fatul ma man nit du ma defal teraanga ma ko parce que loolu baaxul te pourtant surprise la woon ci moom ak ay gaay mais dara maa taal sama oto dem ba foo fekk parce que am naa fula boobu man lu ma soxla ci nit ki maay taal sama oto tey lu ma soxla ci moom dama ko wax parce que moom la fi yàlla teg bu ko fajee dinaa ko wax ñàkk ko faj dinaa ko wax Isaax mii bu ma ko soxlaa dinaa ko sama soxla même ñi nga xam ne ànduñu ak ñun ci coalition bi sax bu ma amee soxla si dinaa leen ko wax loolu mooy àdduna parce que fii Saafeen benn lañu kon nag yàlla ñu la gën a dëppale xol yi ñu gën a nekk benn ba le 31 bu ñu toogee ba heure bi ñu ne vive Benno Bokk Yaakaar mais vive Diass ñu ànd jubilé ko su ko defee sama jigéen muy Aïda maa ngi koy nuyu parce que dëgg si yàlla sama bàjjen la waaye ba ñi ñoo ko xam naa ne lu mu lekk ci tabaski bi moo bëri rek loolu moo tax mais wax dëgg si yàlla monsieur le maire maa ngi la koy gën a dénk xale bu am engagement la non seulement ci politique bi mais ci métier bi en tant que enseignante te li may wax waa Kandam xam nañ ko heure bu jëlee classe d'examen 100% lay am à l'examen te xale bu ndaw la fonk na métier bi gëm na ko daf cee teel a dugg presque def na ci 25 ans ci ren kon xam nga ne kooku bi xale yi di foo bokku ci bu xale yi di foo bokku ci jàmbaar la liggéeykat la te bëgg na liggéey Issa na ngeen ko épauler parce que yéen ak moom yéen a nekk foofu ci biir man loola damay naan samay conseils yi yéen a ngi dem mairie c'est pas pour opposer lépp loo xam ne lii Saafeen moo ko bëgg te ngeen war a jàppale maire parce que maire bu fekkee ne tey dañoo dem délibération maire yi banque seen loxo mais maire du liggéey kon vraiment guddal naa
mais il fallait que tey du ma tenir un discours politique mais c'est nous dans nu wax leen la réalité mooy li am toog lu bari na lis jas ba na lis fu nekk da koy mel ni saafen tey doo comprendre yal nañoo la gën a jàppale mbir mi nag liggéey bi ci des ci biir kër yi la yéen nañu wax ne nañ nekk benn nekk nañu benn wala det yéen a ko waxoon de Abdou Jeylaani sama nijaay ana Ndumbe sama mag Ndumbe téye na ma ça fait presque 3 ans ci seen kër ci benn ceeb mu ne ma Cheikh dama bëgg a yàq njoon yéen ngeen ànd liggéey mu téye ma di ma wax loo rek mu ça fait 3 ans ak léegi téye ma ci biir néeg bi duma ko fàtte Ndumbe ah waaw waaw yaaya man la faral xam nga nag sens bi ma am tooglu mooy mag ñi ñoo ma yar moo tax sama foor yëpp mooy mag ñi la woon donc moo tax moom ku xulook man rek neeri man la ñu faral maa leen di gërëm di leen sant allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Voilà, merci beaucoup monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf waxtaan bi am na solo lool su ko defee rek mbokk yi ma fàttali leen ne na ngeen gën a taaxirlu danañu amal léegi projection comme niñ ko baaxoo di ko defee bés bu set ci bésu campagne yi waaye tamit aussi di leen fàttali ne caravane bi suba dinañ ko amal ca diwaanu Buxu voilà Buxu mooy suba incha allah naka noonu rek ki nga xamante ne nag moom la yàlla jiital ci li nga xamante ne mooy coalition bi te mën na am sax ni ma ko mën a nattee rek mi ngi mel ni péricurus bu mag am seede bu mag ak ay seedam yi ci des ànd ci dafa mel ni coalition Benno Bokk Yaakaar ji des noonu la mel ñu ñaan yàlla nag loolu gën a sax dakk kii nga xamante ne nag mooy ndey bi léegi mu nekk tamit wax naa ko démb ku généreux ku yaatu te nee naa toujours boo ko jegewul nag doo ko xam waaye monsieur le maire en toute sincérité ku humble ku yaatu la loolu vraiment fokk ñu gën koy wax saa su nekk parce que loolu man sama wàllu bopp xam naa ko ba tax na sax su ma koy introduire day bëri lool su ma ko war a mën a génn sax waaye dama naan xaaral rek damay dajale lépp ba bés daa ngi ñëw ci bés yi ci cérémonie yu mag yi su boobaa su ko defee du doo ko xam kon ci saa si rek ñu dugal ki nga xam ne moom monsieur le maire Mamadou Dior di remercier la presse. waaw macha allah Olof Ndiaye nee na wax waxaat du bari wax taxawaay bii waroon na ñoom ñëpp tey ku ci jóg moo wax. avec Benno jusqu'à la fin. ñëpp doon seet tey ji feeñ na ndam ñu doon wër tey ji ñëw na sunu Sénégal ñu ngi am ndam ànd ak Benno Bokk Yaakaar. Toli yëpp ñun la réew mi yëpp soxla Benno Bokk Yaakaar la ndam li inshallah ale ñun waa Benno Bokk Yaakaar ata tàccu leen loolu li dafa des ci xol merci beaucoup tàccu leen loolu macha allah mooy nuyu DG nuyu monsieur le maire mais lii dafa rafet ndax Saafeen benn bopp la bu yàlla dogalee ngeen bopp pour Saafeen ku nekk di wut yàlla def ñi ñàkk yow nga am diggante bi rafet ba ànd bi am tey kon alhamdulilah nañ ci li ñëpp bëggoon moo am tey Cheikh Diouf li ñëpp doon xaar moo am tey ndax yéen ñëpp koo ci xëy na ko moo baar yàlla koy delloo moo jam tey buñ leen dàqoon tey dàq pël dàq joolaa yaa moom mii
ak yéen ñi toog yéene bokk fu ngeen jëm man ma seex ña ma àndal bokk fu ñu jëm kon bu yàlla dogalee lii am waxu rafet yi am ngeen ànd ci Benno Bokk Yaakaar ngeen ànd ci Benno Bokk Gis-Gis yal na leen yàlla gën a jàppale. amiin ci mbaaxu yàlla. amiin ak kàttanam. et mburu bu amul soxla man du ma ko gute. Benno Bokk Yaakaar moom la ñuy wote. mburu bu amul soxla man du ma ko gute. Benno Bokk Yaakaar moom la ñuy wote. yal na yàlla may na ci barke Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. voilà merci jërëjëf loolu mënu ci woon ñàkk ci noonu rek bay wax ne jotaay yi léegi nag dañ koy noté parce que gis naa ne fii mbir jëm dafa mel ni moo jëlagum raaya bi tàcc leen wax jëm tàcc leen seen bopp bu baax a baax voilà merci beaucoup su ko defee ñu teewlu kàddu ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Mamadou Dione. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñi ci teew ñëpp. di ci jiital Mbaye Seck MC bëgg naa ngeen tàccul ko bu baax a baax a baax ak MC Fallou ndax léeg-léeg dañuy fàtte ne ñoom ñii ñoom leen di dugal kon bu ñu dugalee ba noppi aussi war nañ leen dugal damay dégg kon Mbaye dama lay gërëm ak Malick Seck yéen ñëpp ak Fallou jërëjëf Deye. di wax rek ne mbégte laa am ñëw fii ci mbir jëm ànd fekk suma ñaari rakk yi nga xamante ne suñu yemoon seede ci ñoom rek jóg dem ñibbi rek doy na ndax Cheikh Tidiane Diouf defe naa ne man ak moom dafa am loo xamante ne dañ ko nuróole ndax ku xool suñu xar kanam ñun ñaar xam ne nous sommes des hommes heureux dañu happy Cheikh doo gis ñagas-ñagas ci kanamam loolu lu muy wane day wane li ci biir xol bi loolu moo reflété wu ci kanam léeg-léeg ma seen gars yi ci naaj bi ñuy wax rek kanam yi ñagas ñu ñaanal leen yàlla rek ñoom ñu happy ndax stress baaxul Cheikh dama lay gërëm di la sant di wax ne yow dafa am loo xamante ne mandarga la ci yow mooy da nga ànd ak Alioune Samba Ciss yàlla na ko yàlla xare àjjana bi ngay ànd ak Alioune Samba créé woo mouvement da nga ànd ak moom ba yàlla def li gën yàlla dogal nga remplacé créé woo mouvement jékkoo jékki berdaar bokku leen woon parti mais nga yem ci sa parti moom mu yem ci parti nga gunge ko comme adjoint au maire ba loolu ba nga gunge ko ba yàlla def li gën nga remplacé kon loolu day wane fidélité day wane gëm yàlla te Alsamba bi muy yor lii ma yor tey muy coordonnateur u Benno Bokk Yaakaar dama daan ñëw ma ne ko mu ci élection 2019 yi passé ba leen ko fàttalikoo dama ñëw ma ne ko yàpp koor yi bugguma la sonal Cheikh ak Issa ñoom ñaar lépp lu may war a def ci coalition bi damay yu jël SMS rek yónnee leen ko ñoom ñaar su ma waree am retard sax ndax jamono yooyu maa nekkoon bokk ci juróomi porte parole candidat Macky Sall 2019 juróom yi ma bokkoon ci am na wala amul ba loolu amee may naviguer diggante Diass ak quartier général ak yeneen liggéey yoo xamante ne président daf ñu ko doon sant ndax bi muy dem ci caravane bi yëpp amoon na li ñu tuddee le back office nag mooy li nekk ca gannaaw ñu koy togg ma doon ci jouer un rôle mais terewul mën naa ne 80% des activités teewoon naa ci te Cheikh ak Issa toujours rek dama leen di SMS ne leen naa ñëw tel waxtu wala war naa feeñ ci télé nangam wala nangam wala nangam kon yéen ñaar ñii kilifa googu ma tudd sànq muy Alioune Samba Ciss bi mu fiy nekk dafa am fu mu leen tegoon ba tax na bëgg naa waa Togo ngeen xam ne les héritiers légitimes de Alioune Samba au plan politique ñoo ngi nii toog kon Cheikh mënoon naa seede ci yow ba suba su ma rakk nga léeg-léeg sax ma tooñ la ma ne Cheikh dafa muskalafe nag bu toogee ak man day defe ne sax mooma mag mais martaba bi la ak tur bi muy àndal muy turu Cheikh Ahmad Tidiane Sy kon Cheikh dañ lay gërëm di la sant Issa ku ñëw mbir jëm di nga gën a fonk Issa
ndax yéen ay mbokkam direct te da ngeen dafa am foo leen ko teg mais foo leen teg Issa ñun teg nañ fu ko raw teg nañ fu ko raw li tax may wax loolu parce que Issa ci yar ci teggin ci jub gi ak ci yaakaar bi ñu am ci Issa tey jii suba Issa tey jii il est conseiller technique fële ca ministère du tourisme et du transport aérien mais Issa ñëpp képp ku am xel tuuti di nga xam ne Issa mii lu ne mën na ko fekk si ci politique lu ne mën na ko ci fekk si te lu mu ci am jomb kan moo yor tey AFP ci département de Mbour kan doomu Mbit Jam AFP ci département de Mbour di siéger ci instance AFP yëpp Cheikh Tidiane mii day siéger ba ci bureau politique bu parti socialiste dafa toog ak ay kàngam kon ñaari ñii duñu nawetaan nekkuñu ci nawetaanu politique il faut que waa toog lu ñuy ràññee ñaari ñii dañu bokk ci instance su ñaari parti yi nga xamante ni bokk nañu ci ñetti parti yi ëpp doole ci Sénégal muy parti socialiste ak AFP kon ñoom ay ndaw lañ yoonu ndaw du gaaw seen avenir politique ñoom commencé guñu sax politique mën naa wax loolu ndax lu ne mën nañ ko am ci politique te ñoom lu ñu am ci politique fan lay fanaan si lu ñu am ci politique Koursaafi lay fanaan si Cheikh wax na fi ay réalisation politicien mooy nit koo xamante ne lu dara du yendu ci poosam carnet d'adresse bi ñu am ñun ñii ñëpp mën na indi lu nekk ci dëkk bi wax na sànq ci forage bi effectivement noonu la demee parce que période boobu dans le budget consolidé de l'État forage bi nekku ci woon mais pexe yi ñu jaar ba indi ko fi wax na ko fi bi ma gisee ne également réseau Sen'Eau jaar na fi gis ngeen pexe yi ñu ci def ba ma ne sax dëkk yi nga xamante ne dañu am forage yu tooglu di ko régler Sen'Eau jaar fi ñoo ëpp chance ñëpp ndax ñaari programme la ñu am bu la neexee ñu wut ñaari abonnement Kéba moom ñaari abonnement la am gis nga Kéba nag moom yokkam la tàccu leen ko Kéba loolu mu wax noonu lu muy tekki day tekki ne tey réseau bi le fait que mu jaar fi Sen'Eau jaar fi Aquatech am fi à travers forage bi fi nekk xewal la kon dañ koy gën a yaatal ko de telle sorte que tey képp ku dëkk Toglu di nga gis ne y a des améliorations période bi fi Alsama nekkee amélioration gën a ñëwati bi fi Cheikh nekkee amélioration gën a ñëwati bi fi Mamadou Dione nekkee kon loolu lu muy tekki day tekki ne say doom boo leen di dooleel suba mën nañu gën a yóotu indi ci dëkk mais Issa mooy directeur de campagne Benno Bokk Yaakaar bii ngeen di gis ni lépp lu ñuy def moom moo koy xalaat nas ko moom mooy suñu interlocuteur avec le préfet moom mooy superviser lépp lu ñuy def beneen sas la ci waa Toglu élection yi passé yàlla dogal na ma jiitu Cheikh topp ci Issa bokk ci beneen coalition boo xamante ne joué fa rôle bu rëy mook Ousmane Diop ñooñu topp ci kon logiquement élection yi ñu jëm lii ñu def sax mënoon na bañ a mënoon na ñàkk premier deuxième ak kenn ki àndoon ak troisième bi ànd bu saf-saf waaye ñooñu bu nuy yóotu paie la ñu mën a jël mais ñun dañu bëgg a paie bu yaatu paie bu yaatu bi lu muy jur li muy jur mooy ñun ñii ñëpp ku ci nekk di nga gën a mën a bokk ci dëkk bi gën a tekki ci dëkk bi gën a yóotu pour xëpp ko ci dëkk bi 165 députés la ñuy fal téeméer ak juróom benn fukk ak juróom communes yi 552 la juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar 387 communes maanaam 552 moins 165 am na 387 communes bu tuutee ba tuuti yoo xamante ne député du fa génn waaw gars yi ñëw nag bëgg a gëmloo nit ñi ne élection yi affaire mairie la maanaam suñu commune nangam te gars yooyu wax loolu yàlla xam na ne dañuy jéem a ñaañox askan bi rek waaye ñoom xam nañu mënuñ falu waa léegi nit nga jàkkaarloog seetu bi am lu mu la wan nga mer da ngay sonn sa bopp sa position ba nga nekk xam nga ne mënoo falu jàkkaarloog sa askan nga ne leen position ba ma nekk mënuma falu
nga bañ leen ñaañox nga bañ leen nax c'est ça la sincérité nga ne leen mënuma falu mais maa ngi wut leneen maa ngi wut lu symbolique et cetera lu symbolique boobu ngay wut bu ko waa toog lu xañee Cheikh xañ ko Issa loolu day mel ni nga jël sa alal sànni ko parce que ñaar ñii gën leen dooleel fii ci Toglu Benno gagné fii très largement ci Toglu mais da leen di gën a sigil ñoom ñaar da leen di gën a sigil fépp fu ñu jëm ba tax na élection yii du local ku ko bëgg a localiser da ngay nax sa bopp du local élection enjeu national la mais parti bu nekk da ngay jéem a peser sa bopp ca fa nga dëkk il faut que ñu comprendre loolu li ma seede ci Issa mënoon naa ko seede ci Ousmane Diop wax na ko sànq bokkoon na ci coalition boo xamante ne Ousmane yaafusu ci Ousmane yaafusu ci dem na ci ba jeex dem na jusqu'au bout de sa logique en termes de sincérité et d'engagement mais xam bi mu xam politique ndax Ousmane politique na Parcelles Assainies doon ànd ak Amadou Ba bi nga xamante ne ñëpp xam nañu poids politique bi mu amoon ci Sénégal am ko ba léegi yegg ko yoroon fi ministère bi ëpp doole ci Sénégal muy ministère des finances moom ba muy jógee ci foofu di ñëw fii Koursar jamono yooyu leader ba mu doon àndal moo yor kopparu Sénégal kon loolu rek doy na preuve ne kii kenn gënu ko bëgg a dëkk moom bi mu ñëwee local dem na ci ba jeex mais comprendre na ne élection yi ñu jëm du élection locale élection député la bu dee jàpp ngeen ne nag ñun ñii mën nañu jouer première division politique fal leen fexe leen ba ñu gagner très largement fii ñun ñii ñëpp c'est la dream team c'est l'équipe de rêve bi nga xamante ne politicien bu ko am localité bu ko am sa xel day dal ndax ku ci nekk ci ñun ñii am nga fulla ba buuxante sa biir parti ba tekki fa te du parti bu ndawa parti politique pour créer parti politique ma wax leen lu tuuti créer parti politique xam nga ñaata la soxla 7000 francs mën nga ci créer parti politique 7000 francs moins de 10 000 francs nga créer sa parti politique yomb na mook ay association yi benn kon problème bi du créer parti wala jéem a wax ne maa ngi def lii wala maa ngi def leen enjeu bi tey mooy ñëpp xam nañ ne juróomi parti yi ëpp doole Sénégal APR ngay wax PS ngay wax AFP ngay wax doog a wax ñeneen kon buuxante ci biir parti yooyu ba tekki fa moo ëpp importance suba Cheikh Diouf tey bu ko doon créer parti leen tout de suite suba bu ko neexoon ministère de l'intérieur lay dem def déclaration ñetti tur bu ko ci bindee bind secrétaire général parti bi bind trésorier bind président au parti bi suba mën na am récépissé parti politique kon enjeu bi tey fi ñu toll tey Sénégal mooy fexe ba wagon yi nga xamante ne mooy diri Sénégal suñuy doom dugg ci pour mën a orienter wagon yooyu te loolu ñu ngi ciy buuxante kon baax na ñuy ràññee élection yi képp ku ñëw Toglu pour néewal doole Issa man jàpp naa ne comprendre lul enjeu ndax Issa tey il est ministrable Issa suba bu ñu xëyoon conseil des ministres ñu dégg ci turu Issa du ñu jaaxal am na jàng bi am na xam-xam Cheikh Tidiane tey képp ku ñëw ne damay néewal doole Cheikh biir Toglu Cheikh mi nga xamante ne moo jëloon 2e ci élection locale yi passé loolu lu muy teg mënuma comprendre lan la war a tekki loolu ànd ak Cheikh ci local Cheikh joxoñ fenn ci législative nga jaar feneen quelque part dama naan ñooñu ba ñu ànd ak Cheikh est-ce que ànd bi yaatu na sincère na jusqu'au bout yooyu aussi dafay bàyyi xel dafay jar a bàyyi xel tey jii Cheikh Tidiane mii ak Issa mii waxuma sax ñun mérité nañu Toglu yëpp nekk derrière ñoom ñaar ñi ndax gaynde gu buuxante ba bokk bureau politique parti socialiste te juróom fukki atam matagu Issa mii buuxante tey ba yor AFP ci département de Mbour te juróom fukki atam matagu waa ñooñu tey ku leen gunge fii ak fukki at fa lañ jëm kan moo leen di antal ci politique moo tax waxtaan dañ wax dëgg daf ci bopp nit doo tabax ba muy waaj a sotti
nga jëlee bulldozer rasé ko parce que palanteer bi fañ ko def neexul ñàkk ak ñànki baaxul boo boolee ñaar yooyu ñu bëri sax dama ne dem ba ci biir ñeneen ñu ne waaw non gars yi Mamadou Ndione la ñuy bëgg a viser pour jéem a néewal doole am na sax ñu may wax loolu man leen ne Mamadou Ndione mooy kan mooy maire Diass fii ak juróomi at bi Mamadou Ndione mooy maire Diass bu yàlla yóbbul bakken bi moo fi nekk maire Diass kon mooy ki nga xamante ne mooy yor signature Diass moo koy comme ni Cheikh yore woon signature comme ni ko Alsamba yore woon kon lii du élection locale ku ci bëgg a local kay xaaral fii juróomi at nga dem entraîner ba ceene comme ni ko xale yi di waxee nga ñëw song Mamadou Ndione fekk Mamadou Ndione sax xëj na xanaa mu génn caxabal yu bees ak yooyu pour wax lan pour wax ne élection yii du local élection député la pour dooleel d'abord sa waa dëkk 552 communes moo am Sénégal juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar maire yi moo am Sénégal téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn fukk ak juróom député moo am boo joxoon ko maire yi bu nekk benn député dina am ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yu dul am député muy 387 maires yi 70% des communes du ñu am député parce que loolu mënul nekk ndax nombre de députés yi matewul nombre de maires yi am na ci benn waay boo xamante ne Tëngéej lay voté Tëngéej saa fi la sunu mbokk la voté wul fii maanaam ñaay bi sunu ñaay bi miinu ko maanaam boo nekkoon tey jii jugel gandul dugg gubi kodang kilindang wëndeelu fatnaari ñëw mbir jam dugg génn du ko xam waajooju tey mu nga ca 3e position ci beneen liste bëgg jël votu Saafeen pour ñooñu pousse ko mu nekk député tax ba mu jël juróom benni doomu Saafeen def leen ci listam mais ndaare buntu kus la leen def wax dañ leer fa mu def doomu Saafeen yooyu mooy pousse la leen ma wagon bi pour ma jàll pousse la leen ma wagon yi pour ma jàll loolu mooy la daan xew bu njëkk ba ñëw jël ñu comme nit ñoo xamante ne dañ ñëw wateel ñu Thierno Alassane Sall ko xam Koursar kan ci yéen moo ko xam nekkoon na fi ministre boo xam ne leen du kontaan du happy foog fekk dañ ñàngaat ba ni mu fiy jógee ba mu bindee livre ci pétrole daf ko bind ma jënd livre bi diggante samedi dimanche lundi ma tontu ko benn article boo xamante ne bañ ko liiree ñu bari demuñu jëndi livre parce que ci xam-xam lañ ko tegoon yeneen liste yi ñan lañ am na ñoo xamante ne sax ñoom seen wax day dem ba ci biir day waroo danañ wax taxaw wax jékki-jékki ñu naan mbiru góor jigéen yi mbiru nangam bon tubaab yi dañ ne on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu fu nit xaroo ak buum bu fa tudd buum fu nit xaru ak buum bu fa tudd buum saa yoo waxee ci jikko ci set ci nite alors que yow ka nga àndal tey mu ngee combat boo xamante ne xamul fan lay mujje la fa xew moom moo ko xam ak ka fa nekkoon ak moom yow nga ñëw di attaqué ñoo xamante ne ñu ngi set wecc alors que yow ka nga boot tey ji setu bu ci kanamee dinañ leen tegal vidéo buy leeral ci wàllu tur borom ñaari tur yi li ci président Macky Sall muy position bu leer Obama taxaw journaliste américain laaj ko mu ne ko loolu na yem seen dëkk du egsi suñu dëkk premier ministre Canada taxaw ñu laajati ko beneen question bi Macky tontuwaat la même chose Macky dem France 24 ñu laaj ko mu tontu la même chose Macky jàkkaarloog Sénégalais yi 31 décembre ñu laaj ko mu tontu la même chose terewul nag di nga gis koo xamante ne mu ngi wuyoo diine ndax ñun ñëpp yàlla nit mbuus la yàlla rek a xam ne ci biir nit mbuus la yàlla xam ne ci biir ngëm-ngëm yàlla rek ko mën a natt keneen amul instrument boo koy natte mën nga romb fii nit nga xeeb ko fekk moo la gën a jege yàlla mën nga romb doomu aadama nga xeeb ko nga koy écraser fekk kooku bés bu yàlla sàkk yàlla suturaal na ko te lépp xol ba ni mu mel xol ba day laab mu doon nit koo xamante ne wàlliwu la ca kanamu yàlla moo tax képp ku fi ñëw
ne la mag affaire góor jigéen yeeg borom ñaari tur yi jëlal satala nga ne ko jàppal ba sell nga jox ko kaamil ne ko waatal li ngay wax dëgg la ci yow. nañu bàyyi di wax boo xamante ne waxu ku daanu ci kaw seen. le président Macky Sall adduna bi daj c'est le seul chef d'état bu am position bu leeree nii ci wàllu borom ñaari tur yi gisuma ko feneen te c'est une position courageuse bu mu assumer au nom du Sénégal ndax suñu diine ak suñuy aada mais boolewuñu ak loolu. teewul nag bi gars yi commencé campagne maa ngi leen dégg ñu ngi wër bi ci wax rek ci naaj bu tàng jël di wax rek waaw naaj bu tàng moom nattu la ci gars yi ñoom heure boobu la ñuy jóg ay njolloor ak yooyu di wax rek leneen ñuy wax ak ngelaw la ba tax na ñooñu li leen yëkkati leneen beneen agenda Sénégal dafa toll ci guddi yoo xamante ne pétrole feeñ na fi gaz feeñ ñu war ko exploiter maanaam mu war a commencer génn fii ak ñaari at am ñoo xamante ne dañ leen mandaté pour ñu xëpp ci kaan pétrole boobu ak gaz boobu président Macky Sall dafa voté benn loi bu ñu tuddee la loi sur le contenu local en 2019 le 24 janvier loi boobu lu mu wax loi bi daf ne doomu Sénégal bu tolloog keneen doomu bitim réew qualification kooku mooy am sañ-sañ liggéey ci pétrole et gaz entreprise Sénégal bu tolloog beneen entreprise qualification ci li ñu mën sénégalais lañ koy jox muy la discrimination positive pour les nationaux. président yokk ci ne pétrole beeg gaz bi bu ñëwee dinañ ko def ñetti pàcc bu njëkk bi dinañ ko def suñu budget de fonctionnement état gën ci jàppale askan bi beneen bi dinañ ko def obligatoirement ci investissement pour tabax ci ay taleeg yeneen waaye beneen dañ koy denc pour les générations futures ndax ëllëg du añ du reer waaye war jot naa set muy clé de répartition boo xamante ne dañu voté loi bi ba mu féete boor suba kër président bu fi mënti ñëw di nga tënku ci loolu. président Macky Sall également fexe ba relancer Petrosen mi nga xamante ne daaw leen gis station Petrosen est-ce que daan ngeen ko gis demal jam ñaajo gis nga fa station Petrosen xam nga la moo tax président créé loolu parce que dafa ne ñun suñu pétrole ak suñu gaz bés bu ñëwee suñuy station yoo xamante ne Sénégal ko moomal boppam mooy tasaaroo fépp ci Sénégal à travers Petrosen boobu ngeen di gis fu ñuy jëndee ci tubaab yi lu ci ëpp président nandite boobu indil la loolu commencé ci anticiper di créer ay station yoo xamante ne Sénégal yekk moomal seen bopp di leen dooleel président yemu ci ñun ñuy liggéeyee fële ca port xam nañ ne les aspects logistiques liés à l'exploitation du pétrole et du gaz dafa yaatu alal ju ne mën na fa génn aujourd'hui tey sénégalais yi ñoo contrôler li ñu tuddee la COSENI muy benn consortium boo xamante ne ISA ay nationaux ñoo ko contrôler pour gérer toute la logistique pétrolière et gazière bi nga xamante ne tey jii ñoo ciy liggéey muy ay doomu Sénégal ñoo ko moomal suñu bopp ndax à 90% c'est contrôlé par des Sénégalais. ngeen defee ne loolu dina neex tubaab amul benn dëkku Afrique bu teel a ñàkk fànn yooyu ci wàllu pétrole ak gaz pour indi ko dugal ko ci sa alalu dëkk amul. ku dem Gabon ku dem Nigéria foo mënti dem ñooñu nga xamante ne depuis 30 ans ñu ngi exploité pétrole ak gaz kenn jëlu ci mesure yi ni mel président yemu ci le terminal à gaz liquéfié tey jii le groupe Elton bi nga xamante ne sénégalais ñoo ko moomal seen bopp Cheikh ñoom ñooy contrôle le terminal à gaz liquéfié maanaam gaz ba ñuy génnee ji fële ca Ndar Saint-Louis te nañ ko togg ba mu soppaliku gaz butane di dugg ci dëkk bi entreprise sénégalaise contrôlé ke ndax bu boobaa duñ ko jéegaane ji bitim réew président buy def loolu di liggéey pour dëkkam dina am ñu ma dul neex ci àdduna bi moo tax ñooñ dinañ fekk mbër buy yooyu ba mel ni yow jar ñu pompé la ba nga mel ni Bombardier pour nga ñëw dal ci sa biir dëkk yooyu dafa baax ñu koy leeral les enjeux sont ailleurs les gens qui se battent pour contrôler l'Assemblée nationale ces gens-là le font pour déstabiliser le Sénégal c'est aussi simple que ça il faut nit ñi xam loolu enjeu yi foofu la toll ñii jéem a contrôler assemblée mu ngi mel ni oto buy daw ci autoroute nga yóbbaale kenn mu def nga defe ne passager la oto bi di daw 100 kilomètres à l'heure oto bi commencé na defaral ay pont Foundiougne
di la defaral pont wu Casamance di la defaral pont wu Marsassoum di la defaral jékki-jékki kenn ku nekk ci biir oto bi somb chauffeur bi di xëccoog moom volant c'est ça le Sénégal moo tax sénégalais yi élection yi ñu jëm élection yu am importance la il faut ñu voter massivement pour Benno Bokk Yaakaar pour doxee fi tëj làmmiñu gars yi mais gars yi boo tegee seen làmmiñ dinañ ko ne wax ndax ay nit ñu ngemb ay nit ne da ngay songi central bële di Cap des Biches pour yàq ko kooku naroo jàmm Sénégal ba ñuy voter la loi antiterroriste il y a 2 ans de cela dafa am ñu taxaw bañ loolu ne du fi am la moo taxoon ñu bañ ko ñoom ñoo xam ba tax na baax na ñu mel na ñu koy xam léeg-léeg loolu ñuy waxtaanee nii boo gisee ma koy waxtaanee mbokk yi c'est pour que ñu xam ne ñi ñu bëgg a mbapatloo fi ils n'ont rien compris ñi ñu bëgg a mbapatloo fii Koursane comprendre ñu ces enjeux yoo xamante ne c'est des enjeux d'ordre national nan kaani fajul mar naan kaani faj na mar nubbe moo tax gaa yooyu su ma leen ne the game is over understanduñu ci dara xamuñu li ma leen di wax su ma leen the game is over mooy tourner page bi ndax léegi enjeu yi leneen la fu nuy fees kenn du fa jàmbat ko xaw ma dax dégg ngeen li may wax fu nuy fees nga fekk ñuy fees nga naan sama góom bu métti bii tu n'as rien compris les enjeux sont ailleurs président bi ñëw indil la Ila Touba indil la train express indil la ci fukki at mu nekk le président bi nga xamante ne man mi damay voyager un peu partout en Afrique def naa dëkku Afrique yëpp yàlla xam na ne sama collègue yi may dajel bu ñuy wax ci Sénégal damay tiit tellement mbégte bi ñu am tey jii rek j'ai reçu un ami muy Moussa Ndoye di doom ci Daouda Ndoye bu yi ci buuxu Paris la jógee tey jii rek dama ko recevoir jabar ji nee na ma moom bi mu ñëwee Sénégal yàggoon na mais bi mu ñëwee li mu fi gis daf ko yéem pour wax ne ñu ngi liggéey maintenant ñi ñu ko seqal fii pour ça suñuy mbokk lañ dañuy waxtaan ak ñoom mais nag gannaaw jël nañu seen camp Ousmane nañ leen bàyyeeg seen camp mais ñun ñu wax ak askan toog lu politiquement dooleel Cheikh dooleel Issa dooleel Jeylaani loolu mooy liggéey bi dooleel Ndumbe ak ñi mu àndal loolu mooy liggéey bi ndax ñii ñooy les vrais acteurs politiques yi nga xamante ne toog lu mën na compter ci ñoom mënoon naa wax ci Cissé Ndoye sànq am na lu Cheikh xaw a wax tuuti ci Issa bi nga xamante ne tey moom la ñu dénk kàndam ak benn kon ba ma ko koy dénk xam naa lu tax kon Issa dama bëgg ngeen xam leen ci Cissé mii Cissé soxna su am pas-pas la ku bëgg dëkk bi ku teey la Maymuna mii toog nga xamante ne Cheikh wax na ko sànq ku ñëw fii di nga fàttali ku Ndey Jóob yàlla ko yàlla xare àjjana jëkkëram Mamadou Ciss maa ngi koy nuyu au passage di ko wax ne ni mu ñu dénkee astu au plan politique kontaan nañ trop ci astu ci liggéey bi muy def à nos côtés kon boo gisee ànd bu ni mel ànd bu taaroo nii ngay xalaat ne au soir du 31 août est-ce que war nañu doxalee noo xamante ne ci biir Togo suba espoir bi ñu amoon ci Cheikh am ko ci Issa ay nit jóge nañu fële parce que naan kaan yi fajul mal ay nit jóge nañu fële parce que naan kaan yi fajul mal il faut ñu xam ne affaire bi dootul élection locale Mamadou Ndione la yàlla def ci moom ba muy nekk maire yàlla def na ko balaa muy judd la yàlla namm ci moom suba yàlla rekk xam njëriñ loo fekke nan ñaan yàlla ñun ñëpp ñu fekke waaye yàlla xam na ne léeg-léeg ma dégg gaañ ñuy dugg ci ruq yi di seeti ay kilifa yoo xamante ne kilifa yooyu ñu ngi xaar ma jox leen audience xeeb sa bopp xeeb sa mbokk baaxul léeg-léeg ma dégg gaa yi Cheikh ñuy kuruj kuruj di dugg fu nekk fu ne ñu fay dugg nag dañuy yëg ba mu yàgg rek sama gaa yi na ma diw ñëw na te xamuñu ne bunt baa ngi fi sa mbokk doo ko xeeb tey gi su ma soxloon Aminata Mbengue Ndiaye mën naa jaar ci Cheikh mu gën a gaaw su ma soxloon Moustapha Niasse mën naa jaar ci Issa mu gën a gaaw
waaye nag ku soxla la République du Sénégal am na fu ñu teg foo xamante ne boo leen doolee cere gars yi dolli ñax nañu gagner ces élections et vous allez voir léeg-léeg ma dégg xale yi di poser ay doléances démb lañ ci mujj fale ci Samkéej waa Samkéej Mbayar Raafo bañ ñu ne limite port bi dafa jege trop suñu kër yi ma ne leen je prends note danaa ci waxtaan ak ña ma ci war a waxtaan te yàlla xam ne bu dee reculer tuuti rek mooy solution bi mën nañ ko am waaye suba nag bugguma ñu reculer ba pare nag yóbbaale parcelle boo xamante ne borom mu ngi doon séntu fayeeku ci lu bëri ñu ameel ko àq wat gaal yëgoo wat gaal yëgoo de nitu ba lakkale lay bañ waaw Cheikh man su ma jàkkaarloo samay mbokk dama leen di wax le pour et le contre port boo xamante ne bateau yi gën a ngand ci àdduna bi des navires post Panamax sànq rek maa ngi woon Cheikh dafa naa image yu bateau yi des bateaux yoo xamante ne ñoo ëpp terrain mbir jam mat ko fukki yoon des navires qui peuvent prendre 24 000 conteneurs conteneurs yi ngeen di gis fii gars yi di ko soppali boutique am na bateau yi mën nañ ci charger 24 000 les navires post Panamax ay mastodonte ñooñu suba Sénégal war a defar port boo xamante ne bateau yooyu dinañ ñëw fii directement jóge Chine jóge un peu partout aux États-Unis ñëw accosté si à Ndayane pourquoi le choix de Ndayane Cheikh wax na leen ko c'est des choix techniques keroog dégg nga le gars de Dubaï quand il est venu nee na dafa doxee Ndakaaru ba Ndayane à pied pendant 8 heures de temps balaa ñoom ñuy tànn fan la ñuy def port bi dañu doxee tànk xam nga naar ñoom dañu tàmm doxee na nee na Ndakaaru mu topp côte bi topp ko à pied di dox ba ñoom ñu gis Ndayane ah y a des aspects techniques yoon mënu ma leen ko expliquer ba ngeen comprendre bi mu gisee forme bi Ndayane am ñu ne fii la ñuy def port bi benn mag nee na ma seen maam yi daal ay wàlliwul lañu woon defe naa seen ñaan dafa foor ba affaire yi ñëwandoo ñaan bu nangu sonal borom mais ñun ñi fi nekk amu ci benn projet de l'État boo xam ne duñ ci taxawaay bi ñu ci war a taxaw fexe ba sunu askan am ci njëriñ buñ ci gisee luy lor sunu askan dinañ fexe ba loraange bi du egsi waaye taxaw fële naan sa café amuloo 1 mètre carré Raafo amuloo ko Bargny fële nu mu tuddati Mbayar amuloo ko Samkéej nga ñëw ne waa Samkéej lii wala lële jege dafa am gën a jege am ñun dinañ waxtaan ak ñëpp ba tax na ñooñu di wax affaire suuf di ko yëkkati léeg-léeg ñu fàtte ne ñun ñi ñëpp am nañ kër Ndakaaru Yaraax ñaata saakit saafee ba dëkk wax leen ma Yaraax de boo fa làkkee saafi ñu wuy est-ce que suñu cosaan la foofu demal Parcelles Assainies foo dem ci Sénégal ay doomu saafeen ñu nga fa dëkk fa mais ñun projet yi di ñëw dinañ ko gàttandu ba ñun dinañ fexe suñuy population bénéficier ci le maximum possible loolu mooy suñu cër dinañ fexe ba suñuy doom am fi liggéey am fi kër am fi liñ fi war a am ñu gunge population yi ba ñu am suñuy titre foncier ñu am lépp ñu am ko dara jombuñu mais loolu nag bu leen bëggee ñu def ko ci dal ak xel da ngeen ñuy voter largement Benno Bokk Yaakaar li ki des ngeen bàyyi ko suñu loxo loolu laa ne woon dinaa ko wax may gërëm ñëpp di sant ñëpp mais mënu ma bañ a gërëm Jeylaani ndax wax na ko mooy suñu kilifa ñun ñett ñëpp ndax Jeylaani moom Alsamba dañu yàgg fële ca rue de Reims xale yi xamuñu Jeylaani mii moom Alsamba ay xaritu benn barket muy koo xamante ne c'est quelqu'un de très juste et de très fidèle yéen waa Toglu dama leen di baalu àq ci Jeylaani ndax maa ko def loo politique mënoon na fi nekk ba jógee fi dañu def politique moo tax dama leen ciy baalu àq parce que kilifa la kenn waru ko politique loo ba nit sax di ko joxoñ maak Cheikh mii même bi ñuy xëccoo am na suñu kilifa yoo xam ne dañ ko bokk man ak moom bu ñu fa demee ku ci nekk danaan kilifa gi bul wanee fi nga fekk parce que kilifa dañ koy protéger te Jeylaani nii ci kilifa Toglu yi la ko kon Jeylaani dama lay gërëm su ma la gërëmee rek nga jël ngërëm yëpp teg ko ci loxo ñëpp astu tudd naa turam sànq Assane Ciss aussi ma koy gërëm Ousmane Seck Oumy Faye Binta Ciss soxna Aysatu nag Ayda dafa tarxis ci xaru tabaski ji xëy na mais damay seede waat mbir jëm nee na soxna Aysatu bokk na ci ñi ñu gën a fonk ci biir conseil municipal bi ci pas-pasam ci yaram
ci tegginam ak ci compréhension wu àdduna Soxna Aïssatou day participer activement Cheikh à l'action communale may mun a mi xam ne ki dara commission yu bëri mu ngi ciy participer di ci joxe xalaatam te xalaat yu positif la ciy joxe bëgg naa loolu aussi ngeen noté ko ñu koy ñaanal yàlla may ko wér ba li ñu sumb ñu defandoo ko ensemble wax jaa ngi bëgg a bëri mais coow li yëpp mooy siggil leen seen i doom Issa lu mu am lu mu rëy bu sañoon mbir jam nañ koy Cheikh la même chose te ñii seen avenir politique mën na leen mëne fu nekk mën nañ nekk sax njiitu réew ëllëg doo am say doom nag nga leen di faxastaan say doom da nga leen di gunge jàppale leen man sama mission mooy xàll yoon wax naa ko gis naa fi xale yoo xamante ne ñu ngi ci université yi ñu ngi fu nekk xale yu intelligent yu yeewu yoo xamante ne ñun suñu mission tey mooy ñu fexe ba xàllal ñooñu yoon bi ba suba ñooñu eggali liggéey Cheikh yàlla suturaal na ko Issa yàlla suturaal na ko man yàlla suturaal na ko mais li ñuy def ni yëpp dañ koy def pour lan dañ koy def pour xàll yoon yi ñaan bi nangu na affaire yaa ngi ñëw nan lañ koy gàttandoo ba mu bañ a nekk ay loraange nan lañ koy gàttandoo ba ñu positiver ko loolu sunu liggéey la te ñañu ko séqal muy ku jógee ci état wala ku jógee ci secteur privé jàppale na sunu naataangoolo bu ñu jàkkaarloog moom dañuy wax ak moom d'égal dignité la ñuy jàkkaarloo Cheikh a ngi nii bërki dem ba rek am na si moom dama ko woon ne ko monsieur le maire lii laa fas yéene def wax balaa ma ciy def dara parce que xam naa ne moom moo fa jiitu woon baax na ñuy xam ne ñun acteurs politiques ñu ngi diisoo ci lu bëri kon loolu baax na ñu koy rappeler doyen Ablaye Faye mënoon na fi teew mais boo leen séenee doyen Ablaye Faye mu uuf Cheikh uuf Issa ànd ak ñëpp mbir jam on veut du 100%. te gars yi ne nañ ma bu mbir jam wootee nag toog la wote ci cosaan loolu lañ ma gars yi wax de Issa gars yi buñ fi am benn carte na waa mbir jam yëpp voté Benno Bokk Yaakaar ndax góor ñi na waa mbir jam yëpp voté Benno Bokk Yaakaar ndax góor ñi ah waaw incha allah ndox mi dina ñëw suba ma yónnee fi mission dina ñëw incha allah jërëjëf kon loolu doléance boobu dès demain dinañ ko régler incha allah en tout cas ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne mën nañu seetaan film vidéo bi buñ ko seetaanee ba noppi ñu ñaanalante mais jàppale leen seen i doom ndax seen i doom ñooy defar dëkk te seen i doom jàng nañ ba jàng jotee seen i doom egsi nañ ci position ne boo leen jàppalee seen affaire gën a sotti. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi gërëm ñëpp wax ci bëri na mais tooglu moo ni toll loolu sax tax na ba tooglu nañ fii ñëwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah sama mbokk bi doon wax sànq njugo après jox ma numéro téléphone am suba ñu liggéey ak moom ci loolu ndax raccordement yi commencé na te incha allah dinañ ko gën a baral fii ci mbir jam merci beaucoup. voilà merci jërëjëf monsieur le maire. su ko defee rek nag ma laaj leen ngeen gën a taaxirlu gën a jékkee si toogaay bi jëm rek ci li nga xamante ne nii mooy projection bi nga xamante ne dañ koy amal saa su nekk am lu ñuy jàngal wala boog lu ñuy fàttali askan bi jëm rek ci li nga xamante ne nii mooy le président Macky Sall ak réalisation yi nga xamante ne def na ko. waaye tamit aussi également ak fu ñu jëm ak Benno Bokk Yaakaar fii ci diwaanu Diass ak lu ko wër su ko defee rek nag ngeen taaxee bi tuuti rek nag ñu mën koo seetaan naka noonu mooy fàttali ne dimanche bii di ñëw incha allah bu delsee waa Toglu dinañ amal meeting bu Benno Bokk Yaakaar fee te terrain Jànkalaar jërë ngeen jëf. mais par rapport ak mu ngi fi moom lan la bëgg
Les gens aussi apprennent à respecter nos croyances et nos convictions. Au nom de quoi? On doit penser que parce que ailleurs, on pense que l'homosexualité doit être dépénalisée, que ça doit être une loi universelle. Au nom de quoi? Monsieur le Président, vous avez fait un long développement et vous avez dit quelque chose d'essentiel. Mais ces questions, fondamentalement, sont des questions de société. Et qu'il ne saurait y avoir un modèle fixe, applicable pour toutes les nations, pour tous les pays. Mais on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. Je l'ai dit déjà en Conseil des ministres, c'est l'option du Sénégal. Les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation. Donc ces lois, en fait, sont le reflet de cette vision, de notre manière de vivre et d'être. Le Sénégal est un pays de droit, c'est clair. C'est un pays qui respecte les droits de l'homme. Mais c'est un pays qui a des lois qui interdisent, en tout cas, ce que le code a indiqué, c'est en réalité l'exhibition, les relations consommateurs du point de vue de la législation. C'est cela qui est mis en œuvre. Sénégal. yaakaar naa ne wax naa du benn du ñaar ci kanamu kilifa adduna bi yëpp ci mujj woon mooy premier ministre bu Canada fii ci salle bi président Barack Obama ak képp ku ñu mën a amal waxtaan Sénégal nee naa leen kenn du mën a soppi suñu doxalin ci wàllu woowu ndax suñu aada suñu cosaan suñuy valeur may ñu def liñ ñu bëgg a defloo te ku yaakaar ne alal mën na tax wala say budget nee naa la nga téye sa budget loolu lu leer la gouvernement bi amul si kenn koo xam ne ñeme na wala xalaat na di dox luy indi façon yooyu ñu bëgg indi si école yi Sénégal du ko nangu UNESCO mënu ko forcer Sénégal amul mën-mën bi amul